asalaamualeykum ñi ngi dellu si waat di ziyaare mbokk yu tedd yépp di leen ndokkeel ci weeru barke bi di shahru ramadan fa tabaarakallahu xam naa ñu dellu si rekk ci waxtaan bi nga xam ni ca la ñu nekkoon te moo di cheminement vers Allah tey ñu fas yéene ñëw ci leçon numéro 4 su ko defee njàngat bi ñu ci defoon démb mooy ni nga xam ni noonu la ñu nekkee woon ca état nuuraani yu waaye nu gisit séddalikoo bi nga xam ni doon na fa am ba nga gis benn leer nga xool ba yàgg gis ñetti tomb leer ci wetam nga xam ni leer gi dootul rekk benn buul ba nga doon gis kon séddalikoo am na waaye fekk na boobu yëpp rekk ay processus la yoo xam ni borom bi subhaanahu wa taala moo ko organisé woon pour ñenn ñi nga xam ni ñoom lay tuddee ëllëg ay yonentam ya muy yónni ak ñenn ña nga xam ni ñoom lay tuddee ëllëg ay nitam te ñuy wax wali yàlla yi su ko defee kenn ku nekk rek am la mu def démonstration buy dellu ci wàllu spirituel leer yi nga xam ni am na leer yu génn ci ñoom sunu demee ba àdduna am ñu gane ci àdduna ñu di ko tuddee naan diw doomu diw la ci wàllu leer ak organisation yi nga xam ni moo ci dellu si waaye nga gis ni boo résumé jamono ji ñu nekkee ci état nuuraani yu la fa nekkoon yépp ci ay buulu lumière ak ay tomb lumière da nga yëg ni ya fa nekkoon yépp dafa am xaqiiqa te seen xaqiiqa moo doon nuuru Muhammad seen xaqiiqa moo doon leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ndax boo defee njàngat da ngay gis ni début bi yépp mi ngi xewee ci bi yàlla nammee fejat ci leeram daldi ci créer buulu lumière bi nga xam ni mooy représenter Muhammad waaye gis nga buulu lumière boobu la ko borom bi muuroon gis nga loolu ba mu désintégré wu ba mu demee gis nañ ni looloo créé waat yeneen buulu lumière waaye nga gis ni buulu lumière ya la ñuy bare yépp foofu benn bu ca nekk dafa am fa mu jóge yii nga xam ni ci benn bi la ñu jóge multiplier wu nangami buulu lumière yi jóge ca beneen ñoom it melati neneen nga gis ni benn bu ca nekk kon ci yooyu it dafa am xaqiiqa te teewul ya représenté woon yonent yi ña nga fa woon ya représenté woon wali yi aussi ña nga fa woon waaye nga gis ni kon état lumière bu ñu koy tudd foofu màqaama la parce que gis nga du ñëpp ñoo fa jaaroon parce que buulu lumière ya la mu fay bare dafa am rek ñi nga xam ni ñoom la fa seen tomb leer yàlla namoon mu nekk fa waaye gis nga du ñëpp ñoo fa jaaroon kon da ngay gis ni état lumière di état nuuraani yu kon maqaama la boo xam ni borom bi moo koy defal jagle jaamam maanaam borom bi lay neex mu jagleel jaamam mu teew foofu kon da ngay gis ni du woon rek obligation la que ni ñëpp dañu ca war a jaar da ngay gis ni kon borom bi lay neex mu jagleel jaamam mu teewal ka fa wutal ka fa tomb lumière bu ko fa représenté ba borom bi di décider di ko bindi ëllëg kon nga gis ni organisation boobu amoon doxalin boobu amoon melokaan boobu amoon lenn lu ca nekk buy feeñi ci mbindeef bi laata muy feeñ ci moom day bàyyi ba mbindeef bi gane àdduna que ça soit mu doon nit wala mu doon ci beneen xeet waaye su demee ba mbindeef bi gane àdduna sa lay état nuuraani yu ba mu jaaroon nag léegi yàlla di ko delloo silwaat su ko yàlla dee delloo silwaat soit daf ko koy delloo sil
ci benn dimension spirituelle bu extraordinaire bi nit ki di am, soit mu delloosil ko ci benn dimension boo xam ni day dellu ci wàllu xam-xamam boo xam ni bu extraordinaire la bu muy am, soit mu delloosil ko ci wàllu pouvoir mystique bu extraordinaire boo xam ni jëmm ji nga xam ni moo juddu ci àdduna daf koy am. yàlla su koy delloosil état lumière am mu mel ni loo xam ni daf ko koy fàttali ci organisation boobu, ci processus boobu la borom bi di jaare defaat ko ci doomu aadama bi wala defaat ko ci beneen mbindeef bi nga xam ni teewoon na fa. kon da ngay gis ni bu ko fay jaarale du rek tomb lumière ba, maanaam moom la ñuy dem rek ngëbaat ko fa mu jóge woon rek ñëw rek wan ko nit ki après mu xam ko. déedéet, loolu su ko yàlla jëlaatee muy tomb lumière ba nga xam ni moom la nit ki nekkoon ca état nuraani yàlla daf koy tibb ba tibbaale même place bi nga xam ni fa la tomb lumière am tegu woon. maanaam yàlla du yam rek ci daal di tibb tomb lumière bi nga xam ni mbindeefam bi dem ba judd ci àdduna moom la nekkoon. dafay tibb tomb lumière bi ba tibb même place bi nga xam ni fa la tomb lumière u mbindeef boobu tegu woon. maanaam yàlla ñaar ya lay boole. su boobaa nag su ko boolee moom borom bi ci kàttanam ci la koy delloosi ci jaamam. su ko delloosee ci jaamam nag ci la jaam bi di commencer di am benn dimension spirituelle extraordinaire bi ci ñetti domaines yooyu nga xam ni tudd naa ko. waaye aussi bu ko ci borom bi dee delloosi ci kàttanam te di ko jaare lépp rek ci nuuru Muhammad, ci leeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, su ko ci borom bi di delloosi, borom bi mooy xool ci yan at moo ko neex mu delloosi ko ci nit ki. maanaam exemple mooy nit ki mën na juddu rek borom bi ni mu nekkee liir, borom bi delloosil ko xaqiiqa boobu nga xam ni moo doon état nuraaniyum def ci moom dimension spirituelle boobu. comme borom bi su ko neexee it mën na bàyyi ba nit ki am 4 at, mën na bàyyi ba nit ki am 10 at, mën na bàyyi ba nit ki am 30 ans, mën na bàyyi ba mu am 40 ans, mën na bàyyi même ba mu am 70 ans. mais boo demee ci xayb ñoom ñi ngi limité at yooyu nga xam ni atu shahada la yu ñuy delloosil nit état nuraaniyum ñi ngi ko limité ci 77 ans. maanaam dañu ni nit ki su dépassé 77 ans te delloosil wun ko xaqiqaam ba nga xam ni ca la nekke woon ca état nuraaniyu ci dimension yi ma jot a tudd, dañuy wax ni su nit ki amee 77 ans te delloosil wun ko loolu, kon c'est parce que nit ki mësul woon jaar ci état nuraaniyu. ci xaybu noonu lañ koy organiser, dañuy wax ni ñi ngi limité delloosi bi nga xam ni moom la ñuy delloosil nit ki xaqiqaam na mu nekke woon ca état nuraaniyu. xaybu dañuy wax ni maximum ba suñ ko bàyyee mu yéex ko jot ci àdduna, maximum ba mooy su demee moom nit ki ba am 77 ans. ñu ni léegi su amee 77 ans su fekkente ni delloosil wun ko xaqiqaam bi nga xam ni moom la nekkee woon ca état nuraaniyu, dañuy wax ni kon nit ki kon mësul woon exister ci tomb ya nekkoon ca état nuraaniyu, xëy na kon ci état ruuxaaniyu la doore. waaye ci diggante bi nit ki di judd ca 0 mois nañu koy waxee ba 77 ans, diggante boobu yàlla ci kàttanam heure bu ko neexee, moom yàlla nag loolu ci coobareem la koy delloo, heure bu ko neexee mu jaarale buulu leer boobu di xaqiqa bi ci nuuru Muhammad daal di koy insérer ci organisme doomu aadama bi te fekk na mi ngi ci àdduna, wala ci organisme mbindeef bi te fekk na mi ngi ci àdduna. léegi nag ci xayb dañuy wax ni su nit ki demee ba am 77 ans te gisul loolu, kon c'est parce que nit ki jaarul woon ci état bi nga xam ni moom la ñoo tuddee état nuraaniyu, waaye kon mi ngi jaaroon xëy na ci état ruuxaaniyu. léegi nag waaye bu ñëwee aussi ci nit ki, ndax nit ki dana mën a comprendre ni maanaam li ko borom bi jox ci at sàngam, wala li ko borom bi jox ci bi mu amee nàngami at, ndax loolu xaqiqaam la ci état nuraaniyu. su agsee ci nit ki ndax nit ki dana ko mën a xam? xëy na nit ki dana ko mën a xam ci dimension spirituelle am, ni mu ciy gisee évolution. parce que buy feeñ mi ngi feeñ ci sa élévation spirituelle, buy feeñ mi ngi feeñ ci sa pouvoir mystique, buy feeñ mi ngi feeñ ci sa science bu extraordinaire boo xam ni dafay leer nit ñi ni lii du xam-xamu livre, waaye day leer ni nit ki lii xam-xamu waxyu la. waaw, ilmul laduni la. waaw, kooku da ngay gis ni ci foofu nit ki mën na xamee ni kat bi mu amee nangami at ci la ñu ko puiser maanaam la mu amoon
comme xaqiqa di tomb lumière ca état nuraani yu ba mu amee nangami at lañ ko indil ci àdduna ci foofu nit ki mën na fa basé wu pour xam ko waaye bu amee 77 ans te gisu ko na xam ni kon xëy na ci état roxaani yu directement la ñëwee waaye jotul woon nag jaar ci état nuraani yu léegi nag boo gisee borom bi subhaanahu wa taala moom ci pouvoir am bu tibbee tomb lumière ba nga xam ni moom la fa nit ka amoon démb bu yàgg maanaam bu ñu ne démb mooy démb ay milliards d'années tomb lumière boobu lu tax borom bi su ko jëlaale fa tomb lumière bi tegu woon mooy parce que réalité bi nga xam ni moo laloon tomb lumière bi place boo xam ni fa la mënoon a dal réalité boobu moom bokkul woon maanaa ci buulu lumière ba fa tegu woon réalité bi mi ngi bokkoon ci malaan bi nga xam ni mooy malaan bi ma waxoon ca début ba te muy dellu ci nuuru Muhammad léegi nag la ko borom bi di cofaaleel ginnaaw bu ko cofalee buulu lumière ba nga xam ni sax donte étincelle ya ci Muhammad la jóge waaye li ko borom bi di cofaaleel noonu muy fa mu teg woon loolu mooy la nga xam ni mooy jëriñ organisme bi te muy barke boo xam ni dafay jóge ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di Muhammad maanaam kon barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mooy permettre nit ki mu mën a am une élévation spirituelle extraordinaire wala une dimension mystique extraordinaire wala pouvoir mystique extraordinaire wala science extraordinaire loolu barke yonent bi moo koy def ci nit loo tax borom bi su ko compalee buulu leeram moom daf koy compalaale fa mu teg woon loolu mooy essence bi nga xam ni moom la yàlla bind defu ko ci kenn lu dul ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam essence boobu mooy permettre bépp ruuxu doomu aadama ëllëg buy dund ci àdduna mu mën a àttan leer bépp ruuxu doomu aadama buy dund ci àdduna ëllëg mu mën a àttan xam-xamu wahyu bépp ruuxu doomu aadama buy dund ci àdduna mu mën a àttan dimension mystique extraordinaire bépp ruuxu doomu aadama buy dund ci àdduna mu mën a am pouvoir mystique extraordinaire kooku ma ngay jóge ci loolu borom bi di comp fi nga xam ni fa la tomb leer bi nekkoon loolu borom bi di comp nag loolu ci malaanu nuuru Muhammad la jóge moo tax mu ko ciy boolewaale loolu pour léegi su ko delloowee moom borom bi xaqiqaam ci tomb leer ga te fekk nit ki nekk ci àdduna maanaam nit ki mën ko vivre pleinement te du ko gaañ nit ki mën ko vivre pleinement te du ko gaañ lii waral nag nit ki mën ko vivre pleinement di ci dox ay soxlaam di ci waxtaane ci ay conférences yi te du ko gaañ te loolu nekk ci moom la ko barkeela la ko garantil mooy la borom bi comp ci fa mu tegu woon te muy la jóge ci nuuru Muhammad kon da ngay gis ni ndekete benn manifestation bu ca nekk lu muy rëy toujours da ngay gis ni loxo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ngi ci su ci nekkul woon rek kon su ñëwee ci nit ki soit nit ki du ko àttan soit ñu ni gaañ na nit ki soit ñu ni def nañ ko ci nit ki explosé na ndax leer googu du rek leer goo xam ni dafay woyof pour organisme doomu aadama di ko àttan kon su nekkee ci jëmmam it leeru Muhammad moo ko téel ba léegi da ngay gis ni kon organisation boobu moo am ca état nuraani yu su ko defee rek ci waxtaan bii di ñëwaat ñu xool nan la ñuy déclencher processus bi nga xam ni moom mooy am diggante foofu ak la nga xam ni tabaarakallahu moom la ñuy tuddee état ruuxaani yu assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu